mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi njiitu réew mi xëy na te frein ya mu ñeel oto jëm ci administration bi njëndum woto yooyu la da koy dàkkandi lu ko dalee ci alxamisu tey ji ba jëmmi jamono gannaaw bu mu gisee ne daal doxalin ga ca am moo ca awul ci yoon njëgu oto ya cher na lool te ba léegi munagu ca gindeeku démb la ko xamle ci janoom ak ay naataangoom ci ndajob conseil des ministres gawoon stade bu Diamniadio stade olympique gañu ne moom la fa nguur gi bëgg a samp njëg ma xayma nañ ko ci lu tollook téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom benn sut na lool stade geneen goo xamante ne samp nañ ko ca Côte d'Ivoire ak feneen ba tax nañu yëngu ci wàllu tàggat yaram gis ne dina bari lool ci koppar yañ fay dugal dañ ci toftal leneen ñàkkum kaarangeek ñàkkum set marché bu Tilène melokaanam rafetul ci gët ñu ñaata la ko waral mooy taataa ndox yu bon yooyu le kenn mënatu faa nooyi tiit nañu lool ci seen wàllu wér-gu-yaram seen ñaxtu dañ ko taataan ci baatu askan wi buñ ca noppee daañ leen yeggee xibaari ñeel bitim réew laata ñuy feggoog ajaratu Ndey Fatou Ndiaye ci ñaareelu xaaju xibaar yi. baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak la fës ci xibaar ñu war ko dooree te tukkee ci ndajeb conseil des ministres gawoon njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal dakkal li nga xamante ne njëndum woto yi mu ñeel administration bu Sénégal ne du ko dalee ci alxamisu tey ji la dogal googe tàmbale jëmmal ndax daañu xoolaat oto yeeg nañ ko doon joxeek la ca xew yëpp ak lim bu takku ci ay milliards leen ca jukki ba tax na xalaatam googe ñu bari ci askan wi jot nañ ko rafetlu Abdoul Aziz Diop jàpp ne lii di yoon maanaam daal doxalin gu lewul gu awul ci yoon dugulet ñu gis ko ci nguurug Macky Sall Abdoul Aziz Diop jokko nag Amadou Issa Kane ñu ngi may xamal ne jàppandegul ci buumu jokko bi bokk na ci leneen itamit naka la ko askan wi gisee ne ñaan la gu taseek amin dogal googe njiitu réew mi Macky Sall jël dakkalagum woto yam war a jox administration bu Sénégal ne dina fexe ba Sénégal mun cee sakkanal lu bari ci wàllu koom ko ci xalaatu askan wi dañ leen di teewlu ci micro Sénéba Sarr. ànd naa ci ak moom 100% ñoom oto ñoo ko war a jëlal seen bopp par rapport ak seen ay maanaam li yàlla jox ci wàllu xéwal ak yooyu wax dëgg yàlla man ci ma jël oto seen bopp nag réew mu néew doole la réew mu am doole yéen yu bëri ñu bokk jaay ko gouvernement bi loolu vraiment métti na ci nit ñi après ñun baroolu ñoo ci sonn rek. mais loolu c'est normal su ko defee sax mooy li gën ci ñun baa doole yi nga xamante ni dañuy jóg ak daanu xama te suñu alal lañu yor xama comme li ñu wax noonu ñun ñoo ci sonn quoi xama mais loolu bu fekkee itam dina ko def tam xama dinañu arranger trop xama parce que boobaa dina tax koom-koom bi xama xaw a gën a mën a sakkan quoi parce que yenn oto yu cher yi yaakaar naa moom pour man jaruñu dara loolu day tax xama day yàq économie quoi day dëgëral dëkk bi affaire yooyu noonu xama pour man mu wàññi ko moo gën quoi xama jàpp naa ni président de la république li mu def ni dafay réduire en fait wala mu stopper lépp lu achat de véhicules man je pense que c'est une très bonne décision bu baax la bu ñu war a saluer la parce que instant bi dañ nekk ci moment yoo xam dafa difficile et que aussi ak li mu def tamit ci wàllu téléphonie bi nii dafay diminuer seen facture yeeg yooyu man je pense que c'est une très bonne chose dina permettre un peu suñu économie mu souffler ñu xool parce que tamit nee na dafay tijji ak yooyu ñu xool enquête yi nu muy mujjee et que les fautifs seront sanctionnés. defe naa ne décision mu jël décision bu baax la. parce que oto yu cher yi mënul satisfaire lu population Sénégal di xaar et donc bu wàññee jënd oto yu cher yi defe naa ne xaalis boobu mën na feneen mën na nekk ci santé wala ci éducation et donc maa ngi koy jàppale ci décision boobu. mu doonoon xalaatu askan wi mu ñeel dogal gi njiitu réew mi Macky Sall jël fas yéene dakkalagum njëndum woto yi mu ñeel administration bu Sénégal dogal geneen jëm ci wàllu tàggat yaram stade olympique moom la nguur gi ba samp foofee ca Diamniadio te lañ ko xaymal ci koppar toll na ci téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom benn boo ko xooleek stade olympique ba ne ca Côte d'Ivoire juróom fukki milliards lañ ca dugal wute lool ak stade bu Sénégal ma ñu war a samp ca Diamniadio lu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards ak juróom benn
ñu war ko cee dugal tàmbale naa jaaxal ñu bëri rawatina jam ñaajo googe gañu ne suuf sa day dund saay su ne dañ ci teewlu Abdou Khadre Aydara joxe na ci xalaatam ci jokkoom ak xooxandong. boo xoolee ci wàllu stade dina am ñeent yoo xamante dinañ ci intervenir te ñeent yu am solo la benn mooy lan mooy capacité mooy tolluwaayu stade bi ñaata nit la mën a jël loolu nekk na paramètre boo xamante dina ci compter ci wàllu prix bi deuxièmement mooy sànnin bi jumtuwaay yu ci def mooy taar bi troisièmement mooy aménagement secondaire mooy aménagement yu ñuy def ci biti yi ay parking ay restaurant yooyu yëpp dina nekk loo xamante dina jouer ci prix stade quatrième point bi gën a am solo mooy suuf si ñuy érigé stade mooy suuf si ñuy tabax suuf soo xamante waaw nga xam qualité bi te ñëpp xam ne Jam Ñaajo qualité bi fa nekk du qualité bu rafet du qualité bu baax donc du coup yaakaar naa yi nekk na ay paramètres yoo xamante dinañ jouer ci prix stade bi fu mu toll ni mooy li ñuy wax loolu ay politique état bi la donc du coup mais xam naa ne Sénégal actuellement bi ñuy liggéey mooy def Jam Ñaajo mu doon loo xamante ville lay doon ville bu mucc ay suuf la boo xamante faaw nga dem en profondeur mooy profondeur yu xóot pour mën a tabax daanaka naa ne li nekk ci kaw stade bi lu toll noonu daanaka mën na nekk ci biir même bu ko tollul tamit xaaj bi lépp mën nga ko samp ci biir. lu aju ci njàng meek njàngale mi bari na étudiants yoo xamante ne gannaaw bu ñu amee seen lijaasa baccalauréat ba léegi kenn mënatu leen a orienté maanaam dugal leen ci université yi ngir ñu tàmbalee jàng ci waxtu bi leen ak seen boolu mu ñu kaay tàmbale naa fees dell dankafu nañu kilifa yi ne buñ ci amul lu leer fi leeg ay fan daañu yëglu ba ñëpp mun cee jot dañ ci teewlu Mamadou Lamine Aydara ma yor seen kàddu àdduna ci micro Moussa Sène ñu ngi may xamal ne jàppandeegul ci machine bi grève goo xamante ne amul app moom la étudiant ne ca université Assane Seck ba ne ca Ziguinchor door la ko waral mooy anam yañ fay jàngee ne moo metti lool restaurant ba taxu ko demee noonu toogaanu ñaxtu jot nañ ko amal démb ci àllarba ji ca googule université dañ ci teewlu Ibrahima Diouf ma yor seen kàddu àdduna ci micro Amady Khalid Diémé. ñun nag ñoo fi grève woon ne dañoo bëgg emploi du temps yi nañ ko génnee parce que étudiants yi à un certain moment donné suñu rakk yi dañ doon laaj ni dañoo bëgg a def cours léegi ñu ne leen comme da ngeen a bëgg a def cours te ñun gis ñu benn changement léegi naan comme ñoo ñu fi teg ñu kaasal leen loolu pour ñu joxe emploi temps yi léegi nag bi ñu joxee emploi temps yi dañoo seetlu emploi temps yooyu c'est des emploi temps qui sont prématurés ñun mënuñu concevoir ngay xëy benn yoon ngay def cours si journée bi si semaine bi benn yoon boobu ngay def cours loolu yëpp bi ñu ko calculer buñ ko xaymaa dina beesu ñaari at maanaam duñu pare léegi nag ce qui veut dire que première année boo ko defee 2 ans deuxième année nga def ko 2 ans ndax licence 3 ans la léegi licence 6 ans lay doon ñoom ñoo ne woon daañu teg si ay conditions yi baax waaye conditions yi ba léegi dañoo gisagul dara chapiteau biñ koy rafetal di ko wax pour ñun maanaam du mot sax 1 mois weer du mot weer waaye tey chapiteau yi ñu gis nii weesu na ñaari weer léegi ñu ngi dugg si ñetteelu weer bi di dem liggéey dafa taxaw kenn nekku fa y'a personne normalement équipe yi dañu war a fekkante fii waaye équipe yi fekkante wuñu fi léegi nag bu ñu demee laaj la moo tax commencé woo leen ba léegi li si des xam nga lu ñuy tontu ñu sax xamuñu lu tax ñee ñoo ñu dem ce qui veut dire que maanaam dañoo tabax si suñu biir kër mais ñun la ñuy tabax suñu biir kër sax amuñu si ndog fu mu ne nii ay manger gratuit lañ dem ba fa muy yem manger gratuit illimité moom yaakaar naa ni jeexal nay wax su fekkee pare nañ pour répondre ñu léegi ñu lever mot d'ordre buñ génnoon léegi àggale chapiteau yi léegi mu jeex léegi ñu lever mot d'ordre bi. xibaar geneen mu jëm ci tolluwaay réew meek fitna geek ñaawteef yeeg faat bakkan yi fi faral di am tàmbale naa jaaxal ñu bëri rawatina kilifa diine yi ñu bëri nag jot nañ ci yëkkati seen kàddu ne la koy saafara faw askan wi delluwaat ci njàngaleem diine doon kàddu yi bawoo ci imam Lamine Ndaw ci ndajëb diine gamu daan amal ca diwaanu Jurbel dañ ciy teewloog leeral yeeg Mamadou Matar Sarr. bu ñu bëggee rey ak jëf ju ñaaw ji jeex tàkk ci Sénégal faw ñu dellu ci lislaam ak alxuraanul karim di kàddu yi imam Lamine Ndong mu ngi ko yëkkati ci bëccëgu ñaan gi ñu doon amal ci daaraam ji moom imam bi dafa gis ne fitne gi dara waralu ko lu dul nit ñi dañoo xamatul seen boroom. barakallahu rey gi ak jàpp gi yooyu yëpp ñi jàngul alxuraan la koy doon ndax jullit bu jàng alxuraan xolam di li alxuraan leeru alxuraan jiitu ya benn caacay mënu caa dugg ba muy kalam di day rey nit kon ñii rey nañ seet nañ suñ ñam doon suñ leen xoolee duñ jàngkati alquran duñ koo xam ne ko lislaamam ñor la wala ko gëm yàlla
ndax ku gëm yàlla am na loo xam ne doo ko def. ci geneen wàll gi imam Lamine Ndong ñaawlu na bu baax doxalinu droit de l'homme yi ak ONG yi nga xam ne lu bon lu ne dañ koy yëkkati saa su ne di ko teg ci kaw daara te dara amu ci moom kat dafa jàpp ne xeex diine dong moo tax a jug ñooñu. Issa ko daal ci gouvernement bi ñu dimbale na ci yàqkat yi dàqkat yi ba mu lool am na loo xam ne ñu ngi koy joxe ci xibaar association yi nga xam ne ñu ngi leen déglu ñu naan droit de l'homme ak droit de sans droit de lii droit amul lu ku tegu ci njub droit mooy dëgg mooy droit kon nit ki su defee nag su nee ca la ko war rek leneen du ko topp ndax comme mu ngay def la ko war la war ci moom it yàlla dina ko jox maa jox ko ci àdduna lu ñu wax ne ku def sa dawaar ñu jox la sa droit kon droit bu ñu ko bëggee joxe ca joxe guñ dawaar kon dafay xaw a doyoon. bi muy jeexal ay kàddoom imam Lamine Ndong ñaan na nguuru Sénégal ñu gën a defaraat toogaay yi gën a jàppale daara su ko defee ñu gën a mën a gis seen bopp ci modernisation njàng meeg njàngale mi. dugal naa loxoom ci daara yi naam wax na ne jël na 500 daara ci paquet jël 100 daara moderne yàlla ko yàlla doolee jàppale ba mu mën ko def yu bëree bëri waaye nañ xam ne liggéey bi nag des na nag. tabaarakallaa ndax daara paquet bi am na yu ñu jëloon saa yu ñu jëloon ñu bëgg a toog di xaar ñoo xam ne ñoom commencé guñ ñu ne foog dañ leen di toog di leen xaar ba bu ñuy commencé bu boobaa retard lay doon ndax jàng ñetti at wala ñeenti at toog di xaar ku commencé gul ñu ne yéen dañuy boole programme mën ko wër na mën a nekk ki leen jàng nag continuer di jàng ki jàng na ñëw topp ca kawam waaye suñ bëggee boole ñoom ñëpp ñu toog tax ñu baare yëpp benn daara doxatul fi mu ne benn daara doxul du paquet bi du daara moderne nañ wax ak ministère bi wax tabaarakallaahu mu gaawal loxoom dugal ci daar ñi doon jàng continuer seen jàng ña jàngagul ñu préparé leen. ci fàttali nag kàddu yu ni mel imam Lamine Ndong mu ngi ko yëkkati ci bëccëgu ñaan yi ñu doon amal ci daaraam ji Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Makhtar Sarr gën gaa yàgg ëllëg ci ajuma ji la kilifa yi fas yéene jël dogal jëlee fi marché bu rond-point Liberté 6 jaaykat ya ne ba ñu dem naam waaye nag bu ñu sañoon nguur gi wutal leen feneen foo xamante ne dañ fa mun di wéy di daan seen doole am nañu mbetteel ci dogal gi nga xamante moo tegu ci seen dodd dañ ci teewlu Moussa Sène ma nga foofu. dañuy bàyyi ñu liggéey sa yàlla tax fii ñëpp ay borom kër wu ñu la fi taxaw am ay kër am ay njaboot am ay soxna am ñoo xam ñu ko bëgg a am bu ñu defee nii suñu ndaw fu ñu jëm. lu toll si junni ak li teg ci ay commerçant fare ca rond-point Liberté 6 la ñu na ma dàq ci seen place loolee nag ñu nar ko def ci diir bu gàtt maanaam 48 heures ba tax commerçant yële di ko mettit lu. préfet dafa jël benn mesure bu nga xam ne ni vendredi prochain dafa pare pour déguerpissement boobu nag bien vrai que ñu ngi doon ko séntu dans des mois waaye nag dafa am lu nga xam ne moo ñu tënkoon que ne ñun bi ñu fiy jógee dafa am ci lu ñu tënkoon que ne moo ñu yëkkati mooy projet BRT bi nga xam ne moo fiy jaar ñun ay sénégalais leen ay jeunes sénégalais leen di contribuer ci réew mi jàpp ne aussi loolu it lu gën ci réew mi la. dogal boobu nga xamante ni mi ngi tàbbee ci préfet Dakar ngir commerçant yële jóge foofu naam nekkul la xamante ni yële ndaw bañ nañ ko waaye li ñu bëgg rek mooy ñu utal leen fu ñu nekk te xoolaat bu baax recensement yi ñu jot a def. ñun xaalis bi concerné wuñu boo xoolee projet bi ni mu déroulé que ni ku ñëw da ngay signé dem cela veut dire dafa am la fa sës rek mais bëggul xaalis bi doy ko. recasement mooy li nga xam ne moom leen bëggoon amuñu ko. waaye ay la yëwén nag la ñu waxoon neen fexe ba tënku ndax daf ne woon du ñu fa yëkkati kenn te joxuñ la sa ndàmpaay ba pare ñu sàkkal leen fu ngeen dem. mbedd mi gënaluñu ndax liggéey si mbedd dafa métti naaj bu tàng bii ñàkk pexe la. ba tax ñoom ñuy interpellé ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi. ñi fi nekk ay liggéeykat ñoo fi nekk ay daankati doole seen bopp tey marché bii li ñuy dugal si économie réew mi lu bari la te mën naa la citer benn affaire jàppal ne chaque jour marché bii li muy dugal ci xaalis. ëpp na 15 millions par jour ñu ngi interpellé état ñun état la ñuy interpellé ak autorité yi ndax ñun amuñu kenn ku dul ñoom. yi la junni ndaw ak li teg sax ñoom lu ñu bëgg rek mooy toog Sénégal di amal seen liggéey tax ñoom ñuy wax Macky Sall ak préfet Dakar ñu toxal délai bi ngir ñu amal ay waxtaan. yeneen jaaykat ne ci jafe-jafe mooy jaaykat ya ne ca marché Tilène ci Ndakaaru ay fan a ngi nii déggatuñu ñaata ndax tata ndox ya ne ca biir marché ba xetu gu bon la ñu dëkkee di noyyi saay su ne tiit nañu lool ci seen wàllu wér-gu-yaram dañ ci teewlu reportage yu Mélanie Aminata Sambou. dara doxatul ca marché Tilène def na ñetti semaine léegi jaaykat ñu dëkkee foofu ak i client di muñ ndoxum foos bi di ball jëmle ci biir marché bi li nu mel nag métti loolu ñi di commerçant yi. ndox mi nga xam ne def na fi depuis 3 semaines mi ngi fi ci mairie bi waxuñu ci
te ñun commerçant yi fi mu ne ñun ñëpp dañoo amuñu lu ñu neex ndax parce que xoolal ndox mu bon mi foos bi tey chaque instant nit ñaa ngi feebar te amul fenn foo ko jooyoo. kenn amul foo aw biir marché kenn duggatul client yëpp ñëwatuñu da ngay jënd marchandise di nga ko jaay 4 jours ndax doo gis koo ko jaay. gis ngeen ndox bi ni mu salte te ñun tam dañuy fay patente dañuy fay impôt et tout ça mais gis nga mënuñoo liggéey ndax lii am na client yoo xam ne mënuñu fay jar quand même dem ci amuñu accès ci place bi donc li xam nga li neexul ci xol. tekkaaral gu mairie bi amal ci li nu mel tax na ñii di commerçant yi di nokki bés bu nekk xeet bu bon gi di jóge ci ndoxu foos yi ñu ngi woolu ndimbal ci structure yi. xeet bi daf ñu sonal trop da ngay takk masque ba dootoo mën a nooyi quoi moo tax sànq ba léegi ñu jël masque yi ñu mujj ko tekki ci ngoonement bi ndax ñu nooyi tuuti. léegi ana maire bi fan la nekk état Sénégal fan la nekk bañ ndox mii nii ñu dund ko ñu koy dund ci marché bi fii yëpp boo demee ci maal bi fee maire dañoo teg seen taabal di jaay jën te bu ñuy ndékki ci la ñuy ndékki suñuy añ ci la ñuy añ suñuy reer ci la ñuy reer loolu c'est pas normal. jot na monsieur le maire ñëw jàppale ñu ci lii quoi parce que lii rafetul. fu ñiit sénégalais yi toogee di bàkku ci cleaning day yenn ci ay bërëb Ndakaaru am nañu yeneen soxla ci yenn quartier yi wala ci yenn lieux publics yi lii di ndoxu foos bi mu ngi yàq bés bu nekk seen dundin. ci wàllu nar a wutu njiitu réew mi Macky Sall ëllëg ci boppu réew mi loolee nag tàmbale na feeñ ci APR gannaaw kaddu yi bawoo ci Mame Mbaye Niang jàpp ne am nañu dugal seen bopp ci nguur gi rocci làmmeñ étudiants yu APR yi tamit gis ne am nañuy nas seen pexe ngir ëllëg ñu mun fa wutu njiitu réew mi Macky Sall taskatu xibaar bi di Assane Samb ne bu ñuy mun di gën di jege élection présidentielle yi ñu jëm coow li gën di takarnaase ci APR dañ ci teewlu reportage yu Mame Khady Diéry Fall. coowuk ci kuy wutu Macky Sall ci biir APR Mame Mbaye Niang ak it yenn ay étudiants yu fare ci APR di gis ne dafa am ñenn ñu fare ci ñoom yu leen bëgg a wor mu doon ñi nga xamante ne bi dañoo war a ñam bopp Abdoulaye Ndiaye kenn la ci ñu bokk ci APR. je crois que su amee en notre sein ñoo xam ne aussi ils ont une ambition ba pare suñ toogee président di ko gëmloo ne yow la loolu bokkul ci les rafetal ànd ñooñu war nañ mën a toog ak président ne ko ñun on a une ambition. fi mu toll ni tembe APR nekkul di def leneen lu dul di wër ak rek daal ñu waroo ak seen gis-gis lii di gis-gisu Assane Samb. fi mu nekk nii APR dafa am li tubaab di wax chasse aux sorcières maanaam dañuy seet képp ko mës a wax ak Moustapha Diakhaté képp ko mës a séq ak moom képp ko mës a wax ak moom sax téléphone. dinañ boo moytu dinañ la soupçonné ni yow ci courant bi nga bokk. Moustapha dina am ñu ma àndal wala am ñeneen aussi ñoo xamante ni dinañ génn xëy na am ñuy àndal ku mel ni Moustapha Cissé Lo. Tooñaan parce que Mary Teuw Niane nee na dafa soxla mairie Saint-Louis. ku mel ni Amadou Ba bon yàgg nañ ko wax. ni dafa am ay ambition moom mosu ci wax. ñooñu mooy xëy na ñi ñuy njort ak ñiy feeñ mais li wóor mooy ci biir APR bari na ñoo xam ni yàgg nañu maire. parce que dañ jàpp ni ëllëg ñi leen doon xeex démb ak bëkk démb ñooñu la Macky Sall teg ci wetam. di leen jox ay postes yu doon bàyyi leen ñoom. Abdoulaye Ndiaye mi lii di gis ne kii di président Macky Sall dafa war a daal di tàggataat lii di parti wam. je crois que président jot na aussi mu reprendre jëlaat son parti en main. jëlaat ko waxtaan ak ay nitam. parti bi ñu bëri tey dañu xaw a découragé parce que dañ leen sas wax ay loo xam ne ci ñoom. amul ba ñu écarté leen sans raison ñii xamuñ ba léegi li tax on s'adresse pas à eux mais bu ñu bàyyee situation bi di perdurer frustration yi di gën a yokku dañuy gën a may possibilité ñi nga xam dañu am ambition pour quand même ñu mun a dérouler. Assane Sambit di gis ne. amul numéro 2 amul dauphin te ku wax sax si troisième mandat ñu dàq la parti bi mënul bañ ñoo bëgg dara plus ñuy gën a jigañ élection 2024 yi gars yi di gën a feeñal seen ambition wax bi ñuy wax naan Imam Mbaye Niang di ko wax menace la rek pour que gars yi régler seen bopp. ñenn ñu faree ci parti APR ak yeneenu saytukat ñu ngi gis ne parti bi li fi toll ni tembe am na si ñu làqatu ci ginnaaw dina saka nocc ngir wutu kilee di seen njiit di président Macky Sall ci APR. ci wàllu diine la ñu fas yéene addu mu ñeel Louga ñu ngi may xamal ne jàppandeegul dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo dañ leen di dégtal xibaar yi ñeel bitim réew fas yéene ko dooreek la xew ci Allemagne ak Fatou Bintou Diouf. ñu dooree xibaaru biti réew yi ak ñaari cong ya ñu amal biig ci guddi fële ca Francfort di ab gox ba nga xam ne ma nga ca Allemagne waaye ci jamono ji nag ay takk der yu mat sëkk daanaka la ñu teg ca gox ak goxaat yi ngir rek ñu wattu karange askan wi boobee xibaar ma nga tukkee ci autorité yi gannaaw ab communiqué ba nga xam ne fësal nañ ko ñaari cong yi nag ba ca njëkk ña nga ko amal ci ab baar boo xam ne ma nga nekk ci
gox boobee di Francfort foofee nag bëri na ay doomi aadama yay yeewoo ci boobule quartier beneen ni cong ba ñu amal ko it tamit foo xam ne bëri na ay doomi aadama yu fay yeewoo ci gox ba nga xam ne ma nga nekk foofee tamit ca Allemagne foofee nag lu toll ci juróomi doomi aadama ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu bu ñu sukkandikoo ci bilan ba nga xam ne autorité yi daal nañ ko fësal yi tamit waaye nag li ni mel lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama ñoom ñoo ci ñàkkub seenub bakkan. ñu jëm fële ca Togo ñu ngay waajal fii ak ñaari fan li nga xam ne moom mooy seen élection présidentielle mu doon ab élection ba nga xam ne si jamono ji xëccoo nag bëri na fa lu toll ci juróom-ñaari mbër ñoom nag ñoom ñooy xeex ngir rek mën a toog ci bopp nguur gi njiite réew sortant bi di Faure Gnassingbé moom bëgg na rek am ñeenteeli mandaawam ci bile nag élection ndax c'est jàmmarloo ak ay adversaires ya nga xam ne daanaka fi nemmeeku nañ leen ci langum politique bi lu ci mel ni Jean-Pierre Fabre nga xam ne élection ya ñu génn moom moo jëloon nag ñaareelu place ba moom si jamono ji nag ñu am keneen ka nga xam ne daanaka moom xàmmewuñu ko ci langu politique bi di ak Bayome Kodjo nekk nag koo xam ne dafa jege woon njiite réew ba woon Aya Dema mu doon ab campagne ba nga xam ne tijjey ji nag lañ koy gantal waaye nag lay samp laaj moo di kan moo war a wuutu ki nga xam ne mooy Faure Gnassingbé mu doon élection bu nar a sap sàpp si diggante nag mbër yu mag yi lee ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ca Iran foofee nag ñoom it ña ngay dëgmal beneen i élection mu doon élection législative ñi leen nar a toogal ci pencum ndaw réew mi waaye si jamono ji nag foofee ña nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Hassan Rouhani daanaka bokkuñu ci yile nag élection ndax dañ leen mujj disqualifié ci boobee élection mu doon ay élection ya nga xam ne daanaka dana bëri ay mbicco mbaalo ndax ci jamono ji sanction américaine yi yaddal ca kaw nag réewub Iran Hassan Rouhani di dankaafu nag askan wi ngir rek ñu mën a génn amal yooyu la élection ci jàmm ndax ñu won gëtt Amérique ni ñoom nag daanaka élection yooyee sax danañ ko amal ci jàmm ak salaam waaye li jëm ci ay sanction yu l'Amérique mënul fexe rek ba participation bi la ci àjjuma ji mu daal di faible. mbokk yi yegg si nañu ci xibaar yi ñeel tàggat yaram benn ponk la mu jëm ci wàllu football ca Europe ak ndorteel 16e de finale yu Europa League ñu gis ne ngoonuk tey ji lay doon waaye nag gaynde yu Sénégal jot nañ ca ràññeeku ku mel ni Demba Ba ak Pape Abdou Cissé dañ ci teewlu faram-fàcce geek Cheikh Tidiane Gomis. tey ji ñi amal li nga xam ne moom mooy 16e de finale Europa League ca Europe mu nekk jongante boo xam ne sénégalais yu ci bare dañuy jéem a ànd ak seen club pour mën a qualifier li nga xam ne moom mooy jëm ba jël ndam li ci jàkkaarloo bu ci njëkk nag Olympiakos moom bi nga xam ne foofu la Pape Abdou Cissé di jouer ñooy jongante ak Arsenal bu bi nga xam ne foofu la Aubameyang ak ki nga xam ne mooy Ousseynou Ba moom mooy ak centralu li nga xam ne mooy Olympiakos nara jàkkaarloo ak attaque bi nga xam ne bu Arsenal bi nga xam ne ñi ko jiite mooy Aubameyang ak ki nga xam ne mooy Lacazette mu nekk jongante boo xam ne bu tàng lay doon ci jàkkaarloo boobu ci Sénégalais yooyu kon nag fu mu nekk ni faaw ñu génnee li nga xam ne moom mooy football bu mucc ayib pour mën a téye ñaaño ñu Inter de Milan bi nga xam ne foofu la Lukaku nekk muy équipe Bruno Conte tay dox lool ci calcio bi mu nekk nag benn client bu rëy bi nga xam ne client bu am solo bu ki nga xam ne mooy Stéphane Badji ak équipe am ci Ludogorets nara daje ak ñoom tey jii ci 16e de finale bi loolu rek di jëmal match bu tàng bi nga xam ne Stéphane Badji nar na ko am tey ak waa li nga xam ne mooy Inter de Milan Demba Ba moom mi mu ngay wéyal di wane njàmbaarteem ci championnat turc bi ba tax na ñoom ñii équipe am di Başakşehir ñoom ñoo nar a daje ak ki nga xam ne moom mooy équipe boobu di Sporting de Lisbonne mu nekk jàkkaarloo bu rëy pour ki nga xam ne mooy Demba Ba beneen doomu Sénégal bi nga xam ne muy Mamadou Loum Ndiaye te di jouer FC Porto mu nar a ànd ak équipe am nar a daje ak kan kii nga xam ne dégg nga mooy Leverkusen nekk na match boo xam ne Allemand yi ñoom ñii balaa génn ci ñoom
di nga wax lu set kon nag jongante boobu ñu ngi koy xaarandi beneen joueur bi nga xam ne bi muy nekk équipe nationale boobu mooy temps Alain Giresse di Dame Ndoye ak FC Copenhague ñooy daje ak Celtic bu Glasgow dañ koy jeexal nag ak li nga xam ne mooy match diggante FC Bruges ak Manchester United tey jii ci ngoon waaye nag jongante boobu kii nga xam ne mooy Crépin Diatta di milieu terrain bu FC Bruges bi du ko joué li ko waral rek moom mooy dafa gaañu. dikkaat na mu gën ci ngoonu ko tey ji mbokk yi ci noone jeexal nañu xaaj bu njëkk bi ci xibaaru digg bëccëg gi ñu soobu ci ñetteelu xaaju xibaar yi jëm ca studio be fekk fa Ndeye Fatou Ndiaye Ndeye Fatou ñu ngi lay nuyu allo Ndeye Fatou. maa ngi lay fay Abdoulaye Bo. naka yitte yeeg yu tey. waa ñu ngi fi rek di leen làkkar ci rek. am na ci solo. bëggoon nañu xam la nga am yéene jukkil ko askan wi lu ci gën a fës lu mu. waaw gannaaw bi nga wéyalee pàcc bu njëkk bi ñaareelu xaaju xibaar yi nag ñu war koo def ak jàngatu bés bi wala gëstu bés bi sax ñu jagleel ko wàllu politique bi la yoon nag Sénégal lu jëm ci partenariat yi gis nañu ne dafa bëri luñ ciy signé gis nañu président Turquie ñëw na fi yàggul dara États-Unis yónni fi ndaw premier ministre Canada ba ci Mauritanie yàggul dara ñu daal di fa def ay accord lan moo wund yooyu les accord ñuy xaatim suñu digg ak yenn ci ay réew ak lan lañ ci mën a yaakaar ci ngëneel waaye itam yenn teqatal moom lañ ciy xaar loolee nag Safiatou Cissé moo ñu defal gëstu boobule lu jëm nag ci buumu jokkoo bi ñu waxtaanee lu jëm ci stade ba nga xam ne daañ ko def fële ca Diamniadio Sénégal nag bi nga xam ne moom lañ fiy tabax mët na ñetti yoon ci njëg ba nga xam ne moom la ñu def fële ca Côte d'Ivoire lan moo ko waral ki nga xam ne ab ingénieur en génie civil la di Abdou Khadre Aïdara xam le na ne suufu Diamniadio neexul la tabax ndax suufu ban la waaye lu mu ci mën a doon Sénégal moom njëg li mët na ñetti yoon njëg ba ñuy joxe fële ca Côte d'Ivoire suñu gan si ñaareelu xaaju xibaar yi di professeur Abou Wele xam-xamam màcc lool ci wàllu koom-koom waaye itam ci yeneen i sujet macha allah doon ko xarañ ci mbir yi moo tax ñu toog ak moom ngir waxtaanee lépp lu jëm si actualité bi dañ ko jeexalee ak li ci yéeglekaay yi ak yéenekaay yi yow boobu sax yaa ñu ko nafaral Abdoulaye Bob. jërëjëf Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal kon ñu ngi dikkaat léegi ca studio be fekk la fa. jërëjëf mbokk yi yama fu ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi lu nuyoo tàggatoo jot na jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gontoog jàmm ak programme baatu askan wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.